jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. mbokku internet yu jàmm ji info ñu ngi ci continuer di dox bi nga xam ni mooy xool mardi gras bi ni ñu koy feetoo ak li muy joxe ñu ngi fii nag ci groupe scolaire Sileye Guissé groupe scolaire Sileye Guissé nag ñu ñëw fekk fii ki nga xam ni mooy directeur bi Demba El Hadji Camara war a sekk ak moom benn waxtaan laaj ak tontu balay boobu rek ñu dalal ko di ko nuyu moom mu présenté wu wax suñu mbokku internet yi moom mooy kan doyen ñu ngi ziar. waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal waaw man nag maa ngi tudd Demba El Hadji Camara nekk directeur groupe scolaire Sileye Guissé ci fii ci Parcelles Assainies unité 4. groupe scolaire Sileye Guissé nag dafa nekk école boo xam ne nii donc groupe la bu am préscolaire élémentaire ak secondaire moyen secondaire implanté wu fi nag depuis 1994. mu mel ni école bi yàgg na ndax depuis 1994 lañ ko fi implanté waaye bi ñu duggee rek dafa am lu frappé mooy diversité culturelle bi nga xam ni moom la ñu fekk ñi nga xam ni mooy ndaw yi ñuy tàggat ñu amee ko doyen lu tax diversité culturelle boobu noonu. waaw xam nga comme tey da ngeen fekk ñuy célébrer mardi gras waaw mardi gras nag dafa nekk une fête boo xam ne ni ñun fii ci Sénégal yàlla dimbali nañu. ba nga xam ne ni jullit yeeg chrétien yeeg ñëpp a koy feete même bu dee effectivement à l'origine fête chrétienne la li waral loolu nag mooy au Sénégal ñoo ngi dégg ñuy wax le dialogue des religions dialogue religion ba pare Sénégal benn bopp la ñëpp a bokk chrétien comme musulman ñëpp a bokk da ngay dem kër musulman yi fekk ñu am ay mbokk chrétien nga dem kër chrétien yi fekk ñu am ay mbokk musulman donc nag bu mardi gras ñëwee ñu koy féete il faut que diversité culturelle boobu feeñ ci donc pour jëmmal bés bi moo tax ñuy naan xale yi nañu déguisé wu bu ñu déguisé woo à partir de le déguisement ngay gis ne vraiment lëkkaloo beeg bokk geeg diversité bi effectivement nu mu toll parce que boo xoolee ci xale yi di nga fi gis ay joolaa ñu solu joolaa ñu solu tukuleur ñu solu mandeng ñu solu donc xeetu Sénégal yëpp pratiquement mi ngi fi moo tax nag ñu naan l'école est une société en miniature en miniature parce que boo ñëwee ci biir école bi pratiquement da ngay fekk wax dëgg yàlla ethnie yëpp daje fi culture yëpp daje fi donc mu nekk lu rafet mu nekk lu rafet ndax bu njëkk dañ doon constater que boo duggee ci école yi mardi gras di ñëw dañ doon def déguisement tubaab yi ñii def ay Zorro ñii def ay Batman ñii def mais fii bu ñu duggee dañu gis que ni ñoom purement culturel bi nga xam ni moom la ñu am moom la ñu jël ndax loolu da ngeen ko tàggat ci ndaw yi walla ñoom ñoo ko ñëwee. xam nga ñun dañuy jéem a méngóog li nga xam ne ni effectivement mooy principe école sénégalaise pourquoi parce que école sénégalaise dañu ne enracinement ak ouverture donc li nga xam ne ni effectivement moom la ñuy wut ci xale yi mooy ñu xam seen bopp d'abord bala ñuy xam keneen donc ñun ñoo ngi béy suñu wàll bu baax effectivement ci côté boobu pourquoi parce que xale yi ak nu mu mënta demee war nañu xam seen bopp déjà xam seen culture xam fu ñu jógee xam seen cosaan bala ñuy ubbeeku nag di dem di xami cosaanu tubaab yeeg yooyu gis nañu que tendance bi sax comme ni nga ko waxee léegi tendance bi mooy que xale yi mbiru tubaab bi rek la ñu xam donc ñun bu ñu toogee croiser suñuy loxo seetaan day gën a day gën a jaxasoo day gën a metti donc nag à chaque fois il faut que ñu leen di delloosi di leen wan ne effectivement mbiru tubaab yi xëy na am na lu ci baax bonul mais aussi bala ñuy dem ci mbiru tubaab bi nañu xam seen bopp d'abord parce que mooy comme ni ñu ko wax rek ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom donc nag vraiment ñoo ngi encourager loolu di def le tout vraiment pour que xale yi xam seen bopp xam seen culture xam seen cosaan parce que bu dul loolu rek dafay raaf te une société nag bu amul histoire amul culture
mooy comme ni ñu ko waxee rek c'est une société vouée à l'échec donc nag ñun suñu waar fii ci école mooy ñu tàggat xale yi xamloo leen seen bopp gëmloo leen seen bopp ñu xam seen cosaan xam seen culture. mu mel ni société bu amul histoire amul culture c'est une société vouée à l'échec di kàddu yi ki nga xam ni mooy monsieur Camara xanaa di ko laaj sunu laaj bu mujj rek ndax jafe na di nekk ak xale yi ndax dina jafe di jàngal xale yu ndaw. waaw xam nga effectivement ñi nga xam ne ni ay tout tànk lañu ñi leen di jàngal wax dëgg yàlla am nañu mérite ndaxte nga ñëw fekk tout tànk boo xam ne surtout ñi nga xam ne ni effectivement ñoo ngi ci jardin d'enfants bi les éducateurs effectivement du préscolaire nga jël xale bu ndaw bu am 3 ans xamul dara nga jéem a def dara ci bopp bi wax dëgg yàlla loolu mérite la compétence la patience la donc pédagogie la donc nag loolu wax dëgg yàlla xam nga aussi enseignement passion la passion dégg nga lu tax léegi dëkk bi jaxasoo mooy wax dëgg yàlla nit ki bay dugg ci métier na fekk yow nga tànnal ko sa bopp bëgg métier ba de telle sorte que sacrifice yu ci war yëpp donc di nga ko def ci métier mais nag comme dëkk bi nag léegi neexul moo tax nag léegi ñuy gis ne wax dëgg yàlla jàngalekat yu bëri duñu dugg ci jàngale bi ndax vocation mais dañ ciy dugg parce que amatuñu fu ñu jëm loolu nag moom mooy waral vraiment yenn problème yi baisse de niveau yeeg et cetera yooyu yëpp moom moo koy waral ci biir école donc nag wax dëgg yàlla jàngal xale yi moom wax dëgg yàlla kooku moom mbégte la ci ñun mbégte la pourquoi parce que fekk tout tànk boo xam ne ni amul dara ci bopp bi nga def dara ci boppam ba bu ëllëgee mu nekk dara wax dëgg yàlla loolu kii gis ngeen ñun ces enfants là donc gis ngeen on a beaucoup d'exemples comme ça ay xale yuy dem Prytanée militaire kii bi Prytanée militaire Saint-Louis Prytanée militaire Côte d'Ivoire à travers le monde dégg nga nous avons formé des médecins nous avons formé des ingénieurs nous avons formé vraiment beaucoup de cadres dans ce pays loolu rek fierté la mu mel ni loolu fierté la ndax groupe scolaire Siley Camara kon mën nañ wax ni groupe d'excellence la ci noonu la ñuy jaar rek jox monsieur le directeur mu jox ay kàddoom yu mujj ba pare lancer message bi nga xam ni bu amoon moom lay lancer parents d'élèves yi ak autorités yi lan lay doon. waaw groupe scolaire Siley gisee nag comme ni ñu ko waxee effectivement c'est un groupe scolaire d'excellence donc dans le département de Guédiawaye c'est une école non seulement autorisée mais une école reconnue effectivement par l'État nekk nag une école d'excellence ndaxte wax dëgg yàlla suñu inspection ràññee nañu suñu inspection am na fu mu ñu teg suñu inspection donc jox nañu suñu gëdd pourquoi parce que chaque année si on ne fait pas les meilleurs résultats du département tamit dinañu bokk ci ñi def donc les meilleurs résultats loolu aussi ñu koy sant di ko gërëmee ñi nga xam ne ni effectivement ñoom ñooy jàngalekat yi ci biir école bi ndaxte guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñoo ngi sacrifié wu effectivement pour encadrer xale yi pour que xale yi am ay résultats yu baax mais au passage aussi ñoo ngi remercier les parents d'élèves pourquoi parce que doom nu mu mel doom nu mu saxe ci xol nga romb ñëpp téye sa loxo doom ñëw ba groupe scolaire si lay gisee dénkuñu ko ñun dañu naan marque de confiance boobu marque de confiance bu rëy la de telle sorte que ñun pour delloo njukkal parents yi rek il faut que ñun ñu xar suñu tànk tubéy pour que ñu am fi satisfaction duñ fi gis dara ak lu leen naqari def le tout pour que seeni doom réussir def le tout pour que yaakaar bi nga xam ne ni donc moom moo leen fi indi yaakaar boobu donc bañ a tas donc à l'endroit de nos autorités aussi ñoo ngi wax ne rek que nañ ci gën a jàpp nañ ci gën a jàpp rek pourquoi parce que c'est pas facile c'est pas évident mais les moyens ne suffisent pas les moyens ne suffisent pas c'est pourquoi nag wax dëgg yàlla si on avait vraiment le soutien de nos autorités donc dina bokk loo xam ne nii lu baax la. mbokku internet yu Jamono Ji info
ba léegi ñu ngi fii nga xam ni mooy groupe scolaire Sileye Guissé ñëw fii nag fekk fii ki nga xam ni mooy madame Oumy Ngalane Ba nekk koo xam ni enseignante la fii ci école bi ñu ñëw nag fekk ko ci élèves yi ak benn mën nañu wax ni dëkkoo boo xam ni neex na trop ndax foo agré rek lañ fi fekk ak xale yi madame ñu ngi lay ziar di wax nga présenté wu ak suñu mbokku internet yi Jamm Ji Info. Asalaamaaleykum man la Oumy Ngalane Ba enseignante au préscolaire de l'école Sileye Guissé. Voilà, je suis au préscolaire à la grande section B. Voilà. mu mel ni mu ngi préscolaire à la grande section B tey nag ñu ñëw fekk leen ñuy feete li nga xam ni mooy Mardi Gras naka ngeen di dundee tey Mardi Gras bi ak tout tànk yi. waaw macha allah Mardi Gras dafa bokk ci programme scolaire te dafay neex trop nga feete ko ak say élèves ak école yi dafay neex ñu feete ko malgré que na tey moom temps bi neexul poussière na et tout mais ñu dugg si suñu biir ruq rek daal di góorgóorlu jéem a bégal suñu ay élèves. parce que ñun dañoo nekk ci préscolaire bi te préscolaire boo ko déggee maanaam avant l'école la avant de commencer la classe de CI donc ñun fu ñu toll nii dañoo war a jéem a jàppale xale yi motiver leen ba ñu nangoo jàng ci âge boobu la xale yi toll en même temps dañuy jàng maanaam préscolaire mbir la boo xam ne da ngay jàng mais da ngay fo mënu ci ñàkk parce que ay xale lañ ay tout tànk lañ ay 5 ans lañ am ak moins de 5 ans. donc li ñu war mooy di leen bégal di leen foowal te Mardi Gras franchement man je me dis que ne fête la boo xam ne parents yeeg élèves yëpp lañ koy yàkkamti parce que déguisement yi rafet na xam nga ku nekk da ngay jéem a sol sa cosaan xam nga defar ba mu baax xam nga ku nekk daal di nga si gis sa bopp daal macha allah dañuy naan fête chrétien la mais franchement nous les musulmans tamit ñu ngi ciy gis suñu bopp parce que ci programme scolaire bi la bokk. mu mel ni dañuy wax ni fête chrétien yi la te ñoom musulmans yi tamit dañ ciy gis seen bopp mu wax ni it xale yi ci âge bi ñu toll il faut ñu jàng mais dañuy fo mu mel ni dina jafeñ léeg-léeg ak seen dëkkandoo ak xale yi ndax ci xale ci at bu toll nii dina jafe nga dugal dara ci boppam loolu nu ngeen koy dundee. voilà loolu nag dëgg na yàlla macha allah yàlla moo ñu ciy dimbale mbir la boo xam ne daal yàlla moo ñuy jàppale ndax dëgg na yàlla c'est pas facile du tout ndax ñii dañoo tuuti trop mënaguñu wax normalement. mënaguñu bind mënaguñu lu bëree bëri. ñu ngi liggéey xam nga ñu ngi def suñu programme scolaire ni mu waree macha allah. ñu ngi def programme scolaire bu ni mu waree xam naa dañuy dem rek jox ko ci kàddu gu mujj ndax temps bi xëy na bareetul mu tàggatoo ak lan la war a mën a dénk suñu mbokku internet Jamm Ji Info. waaw j'en profite aujourd'hui pour parler aux parents parce que préscolaire dafa nekk béréb boo xam ne dafa xaw a métti yombul. ñuy ñaan parents yi ñu ñuy jàppale parce que jàppale bi mooy lan mooy que ne xale yi ay xale lañ xamaguñ dara ñoom bu ñu nekkee ci kër ga ñoom ñoo leen jur waaye ñun bu ñu nekkee fii ci école bi ñun ñoo jur xale yi ñooy seen yaay booy seet sa préscolaire amul bëriwul bokk du ma ne amul mais bëriwul maître bu góor préscolaire en général ay maîtresse rek lay am te en général boo seetloo sax ay maîtresse yu am doom ba pare lay am ñu dund ba pare maternité day doon donc kon doom yi suñuy ay doom la. dañuy bëgg parents yi ñu ñuy jàppale di bàyyi xel ne doom yi ñun ñoo leen jur ñu bañ nañu indil ay yenn jafe-jafe yi parce que des fois nga gis parent bu la indil ay jafe-jafe maîtresse am yaa ngi dégg macha allah je touche du bois yàlla dimbal na ma ci maa ngi ci enseignement bi depuis 2007 mais macha allah je touche du bois dundaguma lu mel noonu mais damay gis sama yenn collègues yi di ko dund et vraiment c'est pas facile. préscolaire dëgg la dañuy foo mais dañuy jàng des fois c'est un peu difficile aux parents ñu jëndal ñu ay fourniture pour xale yi dañuy bañ. duñ ko jënd parce que dañuy foog ne ñun dañuy tëggal ko fecc kese alors que ñun dañuy jàng surtout man instant maa ngi classe grande section dañuy lire dañuy bind dañuy def graphisme dañuy def perceptible dañuy def logico-mathématique dañuy def initiation IST yëpp dañ koy def ay programme la ñuy dund mais parents yi pour nga jëndal loolee fourniture sax des fois day jafe ma bëggoon ñun jàppale ñu ci te xam ne ñun dañoo nekk ak yéen pour di leen gunge seen doom yi di ñaan yàlla ëllëg xale yi dooni ay ministre ñi dooni docteur ñi dooni leneen ku nekk daal ñu ñaan yàlla xale yi màgg te barkeel la ñuy ñaanal parent bu nekk mais dañoo bëggoon ñoom tamit ñu jàppale ñu ci éducation xale yi ci biir école bi tamit waaw merci beaucoup à vous ITV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan trop si ñëw bi ngeen ñëw fii ci école Sileye Guissé ñu ngi leen di jaaraamal di leen jërëjëfal merci beaucoup et à la prochaine. mu mel ni mu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm ndax ñu ngi woon fii ci xale yi.
jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.